les héros du ciel. mbokk maam Khalifa sunu mbokk maam Khalifa enquête 221 moo nekk ci ligne bi maam ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. ñu ngi leen di nuyu Mbacke di nuyu waa héros du ciel yëpp ak mbokki internet yëpp di jiital ci nuyu bi sunu sang sunu wasila Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy. di ñaan yàlla may ko gudd fan ak wér yàlla kàttanal ko defal ko ndam zahiran wa batinan defal ko njaboot gi yëpp. ñu ngi nuyu daal mbokk yëpp tey sawar lool ci waxtaan bi. di nuyu wàlla suñu mbokk Pam li nga xam ne génn na moom tamit ñooy apprécier liggéeyam. ñaan yàlla yàlla sàmm njaboot gi yëpp kenn ku ci nekk ca la ngay liggéey. waaw. yal na yàlla defal la ci sutura ba saa su nekk bu kilifa di soxlaa rek. ñu dem ci ba jeex incha allah. ayca maam yow moom xam naa ne waxtaan bi dañuy gën a mën a avancer ndax am na loo xam ne mbokku Pape Mor ñëw na ci jëloon ñu ciy dellu ci waaye dañuy ñëw rek ci wàllu waxtaan bi dañuy mel na coow lii litige foncier la boo xamante ni moom la ñu doon coow ci diggante ñaar yoo xamante ni day dellu kii am li nga xam ne mooy daal titre foncier kii am baay mais léegi dafa mel na coow bi dafa mujj génn foofu dellu ci wàllu état loolu lu tax ba jàngat nga ci am. damaa bëgg nag ñiy déglu. ñu tey bu baax ci li may expliqué ci domaine boobu. parce que coow li bu ñu demee xët-xët dina am lu bari lu ñu waroon a xam te duñu ko xam. te bari na ci kuy xëcc bu xamee droit rek combat ba day gaaw a jeex. situation bi xew jamono ji ca Tivaouane verdict bi ci boppam dañ koo joxe te àtteeguñu ko. li tax ma wax loolu mooy yow yaa ko tudd sànq. waaw dañu wax bail. tudd titre foncier. il faut que ñu détailler ñaar yooyu benn bu ci nekk ban caractère la am. dina tax ñi seetaan xam ne kon àtte bi amal na boppam ba noppi. ma fàttali ne. tey bi ñu demee ñun demoon nañu yàlla may nañu chance ñu demoon ca tribunal ba. bi journaliste yi ñëwee amuñu woon accès ci biir tribunal bi. man maa sollicité gars yi ne leen nañ leen dem ci commandant. bu ñu fa demee ñu wax ak moom ne ko ñun dañ fi ñëw comme ni ngeen di liggéeyee ñun dañoo ñëw pour liggéey si pour mën a am information. ndax dañoo délibéré wala waaw wala déet. bi ñu demee commandant ne il faut que yéen ngeen waxtaan ci seen biir ngeen délégué kenn mu dugg ci biir buñ ko mayee bu yeggee ci biir tribunal bi. ñu jox ko information yi ñu soxla bu ko defee bu ñëwee jox leen. yàlla def ma amaat beneen sens te mooy bi ñu waxtaanee ñun journalistes yi ñu sant ma dem ci biir tribunal bi pour mën a am information. une autre grande sens mooy bi ma duggee ci ma dajal mooy maître Sonko mooy information bi tasaaroo noonu. donc ma dajal waaw maam foofu def naa balaa ñu si ñëw tuuti ñu dellu ci tuuti rek tuuti en arrière. parce que def naa information bi tey yaa na ko jox enquête 221 ak ma tomporo mais comme loxo état bi may wax mooy dañu gis ni am na ñaari yu góor gi tudd ci waxtaan bi passé te mooy rëyu protocole bi nga xam ne tudd na ko ak rëyu fitra mais rëyu protocole day dellu ci wàllu état bi te mooy sañ-sañ bi ñu am pour ñëw sulli néew moo tax ma ne kon dafa mel na loxo état mi ngi ci biir ban jàngat foofu noonu. damaa bëgg a ñëw foofu xam nga lu tax. parce que def naa coowu famille la. dafa am baat bu mu tudd te baat boobu moo ñu indil ñu def différence entre titre foncier bi ñuy tudd ak bail. waaw bi ma demee jàkkaarloo ak avocat bi. waaw daf ma xamal ni coow li lii nit ñi di coow li yëpp nekkatul coow. c'est-à-dire que kooru baykat yi nekkatul coow li. ok débat boobu écarté nañ ko. c'est-à-dire man li ma jàngat ci discours am mooy coowu baykat yi écarté nañ ko. coowu terrain écarté nañ ko waxatuñu waxu terrain waxu espace la ñuy wax. loolu précision bu may def la. waxatuñu waxu terrain waxu espace la ñuy wax c'est-à-dire une petite partie du terrain de Serigne Moustapha. ok. loolu précision bu may def la. parce que daf ne dañuy wax ci dossier bi empiètement boo ko déggee mooy koo xam ne dafa jéggi ay barrière am dafa jéggi limitu këram dugg ci këru jàmm. donc loolu mooy information bi ñu waroon a tasaare tey te mooy ci dossier bi waxatuñu dossier terrain. mais dossier empiètement la ñuy wax maanaam
dañu jàpp ne Serigne Moustapha dafa jéggi këram. dugg tuuti ci këru Serigne Maodo Sy. léegi nag ma soog a expliquer. coowuk titre foncier ak coowuk baay parce que titre foncier bi mooy kër gi ci boppam yow yaa ko moom. titre foncier foo ko déggee amul intermédiaire. yow yaa moom sa suuf. loolu amul kenn koo xamante ne nii mën na ñëw sa kër ga indi ab n'importe quel kayit ba mën a am ci yow. wàll ci sa biir kër. bu dee côté baay bi baay kenn du ko jox nit du ko jox nit baay état moo koy joxe. mais dafa am ay critères yi ñuy joxee baay. te li gën a garaaw ci am baay. li gën a garaaw ci am baay donc mën nga à partir de votre dossier baay nga am titre foncier bu officiel mën na ne moo tax coow lii jeexagul. coow lii am ci Tivaouane jeexagul parce que bu ñu jógee ko ci coow baay bi parce que baay délai bi 99 ans la loolu aussi ñu préciser ko. mais li ci sew mooy à tout moment état mën na ko nanguwaat. c'est-à-dire durée baay maanaam durée de validité bi. 99 ans la. fii 99 ans fekk yaa ngi am sa papier baay yow yaa ko moom. waaye nag à tout moment état bu Sénégal mën na ñëw jël terrain. bokkut ak titre foncier bi nga xamante ne nii état wu autorité religieuse wu. maire wu préfet wu sous préfet wu kenn mënul ci yow dara titre foncier boo ko tasee ba moom suuf si yaa ko moom. léegi nag dafa am 3 façons. dafa am 3 catégories titre foncier yu am. am na titre foncier individuel. am na titre foncier d'État. am na titre foncier involontorié moom la ñuy wax. inventorié je veux dire. léegi nag ñetti critères yi damay laaj ci waa Sénégal yéen ñi ngay déglu yëpp su ma définir ñetti façon titre foncier yii ngeen wax ma ci ban la ci Serigne Maodo Sy moom. ci coow suuf si. bu dee titre foncier individuel bi yow yaa ko moom bés boo demoon bay jaay sa kër sax par force ngeen dem ci notaire. parce que kenn mënu ko jaay ci sa kaw. beneen ci titre foncier mooy titre foncier d'État mooy des fois ngeen jékki-jékki gis benn espace boo xamante ne naan fii àll buur la kenn mënu ci dara. état moo fay tabax des fois ay jardin état moo fay nangam donc espace yooyu état moo ko moom. beneen bi mooy des fois ngeen dem ci dëkk àll yi mooy titre foncier inventorié bi. des fois ngeen dem ci àll bi gis ay espace yoo xam ne dañ koy sàkket wala ñu zinc ko wala ñu jékki-jékki def ci ay weñ. loolu en général sax autorité bi ko superviser. mooy sous préfet wala préfet ci boppam. mooy suuf yi ngeen di dégg des fois ci àll bi. kan moo koy àtte en général préfet wala sous préfet. léegi damay laajte nag ñett yi ban la ci coow li yëpp. beneen côté bi moom. parce que bu dee titre foncier bu individuel bi moom la Serigne Moustapha Sy moom kañ lañu njublan ci diggante bi. ba am fi titre foncier bu officiel. donc bu ñu waxee li tax nag ñuy njortu ne état bu Sénégal daf ci dugal loxoom mooy baay bi ñuy tudd nii baay bii moo indi lépp parce que baay bi dañ ko réglé. moins de 15 jours ci mois de juin. Je rappelle que Baye Katim Touré ñoo ngi ko génne ci bàmmeelam le 3 juin. avant le 20 juin ñoom am nañ seen baay. may laajte nag sa baay dafa am ay papiers yoo war a lijjanti. da nga dem ci direction des domaines. am copie autorisation d'occupation. am nationalité soogu ut sa quittance. papier yëpp ci diggante bi nee nañ ñoom am nañ ko. parce que état bu Sénégal bu la bëggee jàppale mën na jàppale. moo tax ma ne leen gis nga à partir de cette bail. ñoom mën nañ ci sukkandiku pour mën a am titre foncier bu officiel. parce que état bu la bëggee jàppale rek da lay jàppale. waaye quel que soit alpha. dafa am benn service bu ñuy tudd ci coow li ne ñoom ñoo jox Serigne Moustapha Sy terrain boobu. may solliciter sax pourquoi pas à cet instant comme que ñoom ñoo defoon alerte bi. wax Serigne Moustapha Sy sa espace su kër am na ci lu dugg ci kër am na ci këru Serigne Maodo Sy am na ci espace bu dugg ci biir kër. donc comme que ñoom ñoo defoon alerte boobu pourquoi pas ñoom it ñu ñëw sur ce dossier te mënuñ ci ñàkk bañ a ñëw parce que ñoom ñu wax. parce que suuf si en fait ñoom seen jëmmi bopp ñoom ñoo ko joxoon Serigne Moustapha Sy. waaye li ma ci mën a wax rek lenn la. mooy kuy wéeru ci état bu Sénégal pour xeex ak gor da ngay mujjee sonn xam nga lu tax. parce que saa yu la état bi meree saa yu la waxee votel ma nga mer. nga bañ mu ñëw nangu si ko wax naa sànq ne bàyyi ku ko yor état bu Sénégal à chaque seconde mën na ñëw nangu si ko. dëgg la donc nañu jàpp ne même bu fekkoon ne tey ay doole am na ay leneen am na ba leneen am ci aussi
dañ leen di reetaan rek tey siggi di leen xool parce que coow lii newul une première fois amoon na fi ci coow jumaak Serigne Babacar Sy. On se rappelle. su dul woon ak Serigne Cheikh nee na bi muy yëg information bi dafa jëmoon voyage. Serigne Pape Mali moo ko informé mu ñëw. nee na keroog balu fetal yi keroog dafa mel ne gaynde. ce qui veut dire que coow yi ñuy tudd nii yëpp répétition de l'histoire dong la waaye li ma mën a tënk daal ci côté boobu mooy wóolu naa man wóolu naa yoon te Serigne Moustapha Sy wóolu na yoon maa ngi koy wax suba maam Cheikh Ahmed Tidiane Safina ma ne ko Serigne Moustapha modèle la parce que fu ko yoon woowee mu wuyu ci modèle la moom moo ko wax ci dernière ci ziar Tamxarit bi ne man de ku ma woo woon ci yoon ma dem wuyu ji dem nag ki ñuy woo ci yoon mu bañ a wuyu ji dafa tiit dafa jaaxle am noo tax demul te nekkul une première fois aussi ñuy wax ci yoon ce qui veut dire que respecter la justice mën nga bañ a juboo ak état respecter justice donc nañu bàyyi yëf yi justice moom àtte parce que Serigne Moussa bu wóolutoon justice tey du bàyyi yëf yi ñuy dem bay àtte bay joxe ay verdict donc wóolu na yoon waaye nag yoon na fexe ba état bu Sénégal bu mu ci dugal loxoom fekk génne na ci loxoom rek ñun dinañu xam ne tôt ou tard affaire na jeex léegi nag. waaw fi may daanalee mooy. waaw gis nga empiètement bii ñuy tudd nii ci coow. lenn dong moo ko mën a lijjanti te en moins de 24 heures mën nañ ko lijjanti mu jeex xaw ma nag lan moo tax ñu yóbbu ko jusqu'à 60 jours. tribunal dañuy yabal ñuy enquête. bu ñu demee dañuy délimiter dañuy jël plan wu kër Maodo si. bu ñu jëlee plan bi mesurer ko. tegaat seeni borne. ñëw ci borne yi mesurer xool ndax coow li mooy espace boobu tuuti boobu ñuy wax ne foofu la ñu suul Baye Katim Touré ndax ci këram la bokk waaw wala déet. loolooy coow li loolu mooy solution problème. léegi ñu jël le plan de la maison de Serigne Moustapha Sy xool tamit ndax espace boobu ñuy indi coow li yëpp. ci kër Serigne Moustapha Sy ci la bokk waaw wala déet. d'après li avocat bi wax loolu mooy signifier empiètement maanaam partie boobu ñuy wax ne dafa dugalante il faut que ñu mesurer ko ci sukkandiku ci plan kër yi pour mën a xam ndax loolu ñuy wax ne dugalante dafa am waaw wala déet am na wala am. acca kon maam xëy naa balaa ñu lay bàyyi te mooy tey yi nga xam ne yéen a teewoon ci wàllu tribunal bi est-ce que presse bi ñëwoon noonu à part yéen ñu fa nekkoon noonu rek muy dellu ci wàllu Maktoum Pro ak enquête bi nga xam ne gisoon nañ ko fa. bien sûr presse bi ñëwoon nañ. ñëwoon nañ en masse donte dañu retard. mais ñëwoon nañ en masse parce que foofu problème bi mooy dugg fa moo jafe woon. ok waaye Sénégal fii jàllale fi information yomb na. presse sénégalaise bi nous avons une presse tellement la ma yàlla jéggal ma jokk. il suffit nga joxe benn yow yaay sànni sax benn vidéo ñëpp jëlaat ko reprendre ko donc jàllale information Sénégal. moo gën a yomb vraiment war na information gisoo coow Baye Katim bi. li tax ci bëgg a wax lu bon wala tuumaal nit. il suffit mu wax benn baat rek jox ko ci benn site internet ñëpp reprendre ko looloo indi coow li fii ñu toll nii yëpp. donc gis ngeen ne ñun la ñu bàyyi kay ñun lu ñu wax lijjanti wuñu ñu. suñu génnee lijjanti wuñ ñu bu ñu médiatiser lijjanti wuñ ñu waaye nag tey dañoo yaakaaroon ne xëy na peut-être dëgg ji dafa am parti bi muy féete ba tax na ñoom ñëpp ñu buubu ñëw waaye daal li wérte wóor daal mooy ñun en tant que njaboot fu ñu mën ci dem duñu ragal a wane suñu féete te bés bu ñu demoon dañu wan ne ñu carrément féete gi ëpp na su boobaa nag ñu leen nag suñu féete gi moo ñuy sagal àllaaxira kon nag jël leen seen yëpp muy noonu dëgg la kon maam ko ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm bu baax a baax di la wax sa kàddu gu mujj rek muy dellu ci wàllu site bi mooy les vendredis c'est la lumière du Sahel di rafetlu liggéey bi yëpp ñi nga xamante ni xëy na yaa ngi koy amal ndax nit moom fépp mu nekk rek nekkal fa ay nawleem yi nga xamante ñoo bokk liggéey xëy na ànd bi yàgg na defe naa du commencé wul démb commencé wul tey ñu ko commencé sa Dakar ay liggéey yoo xamante ni yaa ngi koy amaloon aussi rappel la pour ñu xamante ni nii lépp benn la yoo xamante ni mu dellu sa wàllu concert beeg lu ne bu ko defee ñu lay bàyyi aussi sa kàddu gu mujj boo xam ne yaa ngi koy ñëw aussi ak dénkaane yoo xam moom ngay ñëwee. sama kàddu gu mujj gi daal alerte la. te mooy dañu gis nga date bi ñu joxe date lañ joxe mais avertissement la ñu joxe avertir naa tey Facebook wax naa leen ne leen. l'autre combat c'est le terrain de champ de course bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. fi mu toll nii seen pexe yëpp
mooy ñu fexe ñoo aaye gàmmu pas événement parce que aaye gàmmu moom mënul nekk mënul nekk gàmmu du am loolu mënul nekk c'est impossible waaye mën nañu def ay pexe bi c'est des provocations mën na nekk ci kàddu mën na nekk ci média mën na nekk ci introduction ci yenn ak yenn Serigne Moustapha Sy fa laay jeexalee këram gi ñeenti pàkk la benn pàkk bi mooy complexe bi pour sagal maamam ok benn partie bi mooy fi muy dalloo moom ci boppam benn partie bi la jagleel njaboot ji pour saa yi ñu bëggee ñëw ci conférence ñu ñëw fa ci këram beneen partie bi nag interrogation parce que projet la wax naa ne sax fii ak ñaar fukki at ci la ñuy soog a comprendre lan moo tax espace boobu laalu waaye liñ ci mën a xam daal mooy na ñëpp takku taxaw bu kenn xat dañu bàyyi xel nag tey moytu tamit bu ñu répondre provocation dëgg la bu ñu wuyu ci yenn yi waaye nañu continuer ak vigilance ci bàyyi xel yu bari ñun du ñu bàyyi suñu côté keneen tamit bu mu bàyyi côté bu ko defee ñuy ñaanal suñu góor gi buñ koy xeeb di ñaanal bu kenn xeeb boppam ci ñaan bu kenn xeeb boppam ci ñaan bu kenn xeeb boppam ci ñaan nañu ñaanal suñu góor gi yàlla guddal fanam ndaxte daf ñuy gën a may fit yàlla guddal fanam ndaxte daf ñuy gën a may jom yàlla guddal fanam ndaxte dañuy gën a may sécurité yàlla guddal fanam day gën a féexal suñu xol yàlla aar capitaine sàmm capitaine suturaal capitaine suñu xol yi yàlla ubbi ko sotti ci capitaine ba mu fees bell nga xamante ni bii mu joxoñ rek ñi ñu mel ci Serigne Moustapha nun luñ fas yéene mel ak moom abadan yal na yàlla sàmm sang yëpp aar ñëpp suturaal ñëpp ci barke yonent bi bu ñu juumee ci kat ñu ngi jégalu bu baax wax moo yombul bu ñu matalee tamit nañu xam ne lépp suñu borom la yal na yàlla barkeel ci barke yonent bi salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah xëy na mbokk ñun lay nuyu bu baax a baax di la sant bu baax te di la gërëm di la encourager aussi si liggéey bi nga xamante ni aussi yaa ngi koy def xëy na waxtaan bi am na solo indi les héros du ciel